mooy man xëyuma le 22 avril rek ndekki ba pare naan sama café rek dem ci télé bi conférence de presse ne dama bëgg a nekk député ñi du ma doon suivre yëpp xam nañ ne réew mi fu ma ci demul amul. j'ai fait le tour du pays bu weesoo sama liggéey bi ma daan def télévision j'étais invité partout chance boobu laa amoon. j'étais dans les collèges j'étais dans les universités maa ngi woon ci fu nekk lañ ma doon invité ci domaine bu ci nekk. may partager suma xalaat ak askanu Sénégal barab yi ma demul bariwul donc ñi ma doon dajeel bari nañ ñi ma xamoon tamit sunu borom dogaloon na bari nañ ñi amoon yéene ngir ñu bokk ci élection yi tamit bari woon nañ donc bi ñuy jóg déjà amoon nañ benn machine boo xamante ni jàppoon nañ ne lu mu métti mbir mi nekk ci sunu kanam métti na waaye mënuñoo téye ndax boobu yéene bi ñu am pour taxawal Sénégal rëyoon na trop. liggéey bii nag liggéeyu parrainage muy liggéeyu élection pour man li ci jiitu mooy nga am yitte ju mat sëkk mën nga am xaalis te doo ko am nee naa la ñun ñi doon ñu saisiral am na ci ñoo xamante ni sëñ bi dañ daan fanaanee saisir ba fajar di ko def ak xol ak yéene bu fajar jotee ñu dem jàngi ñii dem liggéeyi am na ci ñoo xamante ni xam naa leen bi ñuy jëm ci campagne électorale bi dañoo jël sax congé pour mën ñu gunge ci campagne électorale bi xam naa ci ñoo xamante ni daj nañ ci loo xamante ni jéggi na dayo donc pour wax ne parrainage bi liggéey bu mucc ayib mais dañoo dajeek aussi yeneen sénégalais yoo xamante ni dañu amoon yéene je parle des artisans du Sénégal le mouvement des artisans et alliés du Sénégal mais ñoom dañu waajaloon wuti seen i parrainage wut seen caution ne dañuy bokk donc ak ñeneen ñoo xamante ni tudd naa léegi Khadim Sylla dem na ba déposer parrainage am yoroon caution te matalul parrain mu ñëw pour ñu ànd ak ñeneen waa MPR yi nga wax ni tamit loolu tamit moom moo leen daloon ñoom ñoo ñëw seet si ñu daje ak ñoom ñoo ñëw gis ñu ne dañoo bëgg ànd ak ñun xamuñu leen woon ñoom ñoo ñëw seet si ñu donc encore une fois li ma bëgg a wax mooy am na ci loo xamante ni man terrain boo xam du ma si dem li ma mën a wax mooy tooñuñu kenn dara lii loolu Abdoulaye wax ne bi ñu yëkkatee caution bi xam nga caution bi déjà ñun daf ñu dimbali parce que am na ñu fi commencé woon di wax ne dañ ñoo financé dërëm yoruñu ko woon dara yoruñu ko woon ba léegi ñu ngi koy wax de suñu yéene la ñu amoon mais suñu financé woon kay xanaa kon ñu mën a joxe suñu caution te amoon nañ sax la possibilité de donner la caution il faut que ñu xam ne caution 15 millions de francs la 15 millions de francs ñi nga xamante ni ñoom ñoo daje woon ak ñi doon liggéey loolu mais ñooñu bu ñu góorgóorloo sëñ bi am 15 millions mënoon nañ ko am problème bi mooy y avait le timing et y avait une question de liquidité mais am nga allié boo xamante ni nee na moom am na ko mais su ko joxee benn la c'est la même chose caution boo xamante ni dañ la koy delloo yaa ngi dégg loolu mooy le premier élément l'autre élément li Abdoulaye wax bu fekkee ne loolu ñoom ñoo ko wax loolu tamit wérut oui ne bi ñu joxee caution bi xaw ma lañ gëj a gisee loolu tam wérut gisee nañ def nañ ay plusieurs fois ay réunions waaw parce que on avait un cercle des alliés ñoom Valère Samb ñoom Corinne Bandiaki ñoom kilifa yu bëri yoo xamante ni ñoom lañ doon bokkal waxtaan boobu di ko def tout le temps te ñooñu ñëpp tey jii tamit ñoo ngi ànd ak ñun liggéey bi bu ko continuer ngir taxawal li nga xamante ni moom mooy sénégalais yi et je pense que ne c'est ça aujourd'hui la fenêtre de tir mooy liggéey bi nga xamante ni war nañ ko defal askanu Sénégal te ñu jàpp ne man dama wax ne 31 juillet bu jotoon sénégalais yi faluñu ma keroog laay gën a taxawal sénégalais yi mandat boolewuma ak Sénégal mënoo wax ne damay egg benn station pour mën a liggéeyal Sénégal foo tollu mën nga liggéeyal Sénégal 31 juillet bi bu ñu joxe woon résultat yi ba pare ñu ne Pape Djibril Fall n'est pas député damay dem wutiwaat waar woo xamante ni ci biir tool bi foofu laay dem gën a représenter waat Sénégal liggéeyal ko waaw mais ay querelle de borne fontaine ay yoo xamante ni c'est des gamineries yoo xamante ni tey askanu Sénégal lii moo tax ñu jéppi Sénégalais est-ce que xam nga ne 4 millions de Sénégalais voté jiwuñu ci élection bi parce que divorce bi nga xamante ni gis nañ ko entre éthique ak politique loolu moo tax ñu suur léegi politique gu Sénégal
mooy ñi nga xam ne ñëpp mooy yoo xamante ni ay ponkal yoo xamante ni nekk nañ dans une dynamique mu nekk parti wala mu nekk mouvement mais il faut qu'on arrête avec le tribunal médiatique parce que bu fekkee ne da nga am pièce à conviction contre Maodo Faye mais xam nga fi ñu koy yóbbu donc loolu dañ koy war a dimbali sénégalais les sénégalais n'en veulent plus sénégalais yi li ñu bëgg mooy ku leen génn ci jafe-jafe yi ku wax ay solution ku leen taxawaay boo xamante ni li ngay wax doo ci sóor sa poos doo ci sóor sa bopp doo ci bëgg a lijjanti sa bopp léegi nag lijjanti bi ñuy lijjanti suñu bopp ci biir soxlay sénégalais yi loolu moo yàq mbir mi parce que kenn ku ci nekk sooy wax yaa ngi ciy fay bor wala nga ciy leble wala ñu jëfandikoo la utiliser la pour nga wax nit wala nga yàq nit wax ko loo xamante ni dara du ci dëgg waaw et je pense que ne loolu c'est à éviter et que aujourd'hui nit ku ci nekk war nga xool le message que tu renvoies. bu ma lay dégg honorable nga baal ma bu ma lay dégg dafay mel ni mots yi nga xam ne mooy circuler lu bëri jamono ji di les mots traître mensonge du dëgg et cetera yooyu dafa doon mots yoo xam ne qualificatif yoo xam ne yow mënoo ko encaisser mënoo ko nangu dafa am xeetu defin boo xamante ni man dama koy seexlu parce que mosuma ko bëgg xam nga bi ñu jógee dañ ne sunu yëf dañ koy teg ci xam-xam ak teggin ak yitte waaw xam fi ñu yaree xam fi ñu jógee sëriñ bi ñun li ñu muñ ba agsi fii moo gën a métti fuuf li ñu seexlu ba agsi fii moo gën a métti fuuf am na loo xamante ni xam nañ yoon wi ko gars yi di lijjantee waaye dañ ko mës a seexlu ñi xam ni Sénégal di doxee xam nga Kéba Mbaye day wax ne ñëpp a gëmm ñëpp a tëdd waaye kenn nelawut Sénégal mu ne ñëpp a tëdd waaye kenn nelawut ku ci nekk li nga nekk xam nañ ko ku ci nekk li nga nekk xam nañ ko am na ci loo xam rus nañ ko ndax yarewuñ ñu ko xamuñu ko te bëgguñu ko buñ ñu ko doon jox sax duñu ko jël dañ koy dem liggéeyal ko suñu bopp waaw te loolu dañ ciy sant bu baax suñuy wayjur am na ci loo xamante ni suñ ko bëggoon mënuñu ko te Sénégal bi ñu bëgg a liggéeyal sëriñ bi dañ ko bëgg a liggéeyal ci sell dañ ko bëgg a liggéeyal ci dëgg dañ ko bëgg a liggéeyal ci itte ju mat sëkk loolu nag ñii nga xamante ni saa boo jógee ñu ne ñu nag moom a yem am na ci ñoo xamante ni ci Sénégal saa boo jógee seen liggéey bi gën a mag mooy fexe ba yemale la ak ñoom waaye bu ñëpp yemee am ñu gedd seen cër n'est-ce pas waaw il y a deux logiques qui s'affrontent dans l'espace public il y a la logique de la prédation et la logique de la construction les prédateurs on les connaît on les reconnaît les constructeurs ñi nga xam dañoo jóg pour defar yàquñu yàqewuñu ñun dey ku ci nekk la nga am ngay joxe waaye man mii de Fall du ma yëkkati mukk safaan bu neexee suñu borom di ko teg ci nit dans le seul but yàq ko wala Maodo bu ko fonkoon dootu ko fonk loolu du ma ko def mukk te waxoon naa le 22 avril ne li leen yàq jaral lu leen yàq jaral defar dinañu ko jaral am na solo kon loolu leer na 11h35 ndekki li émission nandite yi émission ba ngeen taamu mooy dalal tey en exclusivité honorable député Pape Djibril Fall dellu sant bu baax ak gërëm sunu ay partenaires médias Sud Quotidien yéenekaay bu mag bi ak Sénégo mi nga xam ne ci wàllu actualité ci internet bi mu ngi ci def liggéey bu am solo oustaz Maodo Faye laata ma laa jox peut-être Pape Djibril mu ngi souligner tiir yi di jógee fu ne d'habitude parce que bërki démb bi may seetaan defe naa gis naa ay boy ay jeunes yu ko interpellé par rapport ak sa prise de position qui est neutre noonu lañ ko dippee ca assemblée ga mu war a dem mais ñu bëri comprendre ñu neutralité boobee Papa Djibril Fall bëgg kii ñii naan lu tax demoo fekk ji coalition opposition bi majoritaire li ñële naan lu tax demoo fekk ji coalition pouvoir bi et cetera donc mu doon coow loo xam ne fu ne lay jóge est-ce que yaakaaroon ne benn quelque part c'est cette manque de prise de position boobu moo ko indil lii yëpp tey. non xëy na sax paaka kenn du ko jiitu ci mbaram loolu mbiru boppam la dana ci mën a tontu léegi mais man dafa am yu bari yu ma ko bëgg a laaj quoi parce que man d'accord maa ngi moom ci ni mu waxee ah parce que mosuma dégg homme politique bu nekk Sénégal bu waxul li mu wax un discours négatif d'un leader politique dans ce pays mosuma ko dégg koo dégg def naan la lu baax la ñu bëgg dañuy samp réew mi nangam ak nangam après nag xëy na ca finalité ba lañ koy mën a attee mais ku ñoom ñëpp la ñoo bokk li ñuy wax moom mi li muy wax dégg nañ ko ba tey buur naay nopp c'est du déjà entendu d'accord maintenant léegi nag li des moom mooy fa mu jëm ak la mu jëm parce que en politique nous sommes au Sénégal c'est vrai que d'accord naag moom fenn fi mu wax ne tribunal médiatique xas ay nit loolu d'accord naa ci ak moom mais politique bi nga xamee ne depuis Lamine Gueye ñoom Mamadou Dia Aïssa ba fi ñu toll nii Sénégal tu reçois des coups et tu en donnes pardon
da ngay jot ay coups di ci joxe. waxuma ne coups yoo xam ne xëy na ay insanité di saagaak yu demee noonu mais politique boo ci duggee il faut nga amu fit ne da nga recevoir da nga joxe mais su fekkee ne léegi da nga ne bon man li ma bëgg mooy lu baax naa nga mag na mais ñëpp lu baax lañ bëgg mais dafa am terrain boo xam ne bii na ma ko yàlla baal te baalati ma ko dafa am lu ñuy wax naan koogu seytaane def caa nandal ay yu bëree bëri mooy politique boo ci xasee ba dugg ak noo mën a mel fit da nga ko am comme ni nga ko yaakaar naa ne yàlla jox na la ko mais tamit il faut nga nangu ne lii parce que dafa yomb lool Ablaye Thiam laaj la nga ni bon man en tout cas loolu man xam naa ne du dëgg mais kenn mën naa wax ne non mais Pape Djibi li nga wax ni man lii ak lii ak lii ak lii parce que ñooñu tam fokk ñu bàyyi waale leen xel parce que am na ñoo xam ne dañoo nekk à côté parce que am na ñu lay taxé lu bare sa financement yi léegi leeral nga ko y a aucun problème ba léegi nii nit ñi ngi wax ne am na ñoo xam ni nekk nañ derrière sa ginnaaw pour pousse la am na sax lu ma fi doon dégg ñu ne xaw nga jege tuuti Macky Sall loolu wóoruma mais déggin la comme ni ko ñëpp di waxee mais nga xam ne politique boo ci duggee li nga wax rafet na trop lu baax laay jot lu ki lay kii waaye nag itam mais itam il faut tamit nga nangu ne mbir mi tamit parfois mu def nii Maodo oui Maodo da ngay def ay insinuations dangereuses non pas du tout et c'est da ngay def ay insinuations dangereuses c'est-à-dire yow amoo responsabilité boobu non mais non déglu rek déglu da nga may déglu yow itam encaissé yow tamit waaw d'accord loolu nangu naa loolu démocratiquement nangu naa loolu ngay def ay insinuations dangereuses te li ma la wax léegi ci njëlbeen bi man dama bëgg ñu waxtaane Sénégal ak sénégalais yi loolu lu ma ñor la parce que ci terrain bi laa jóge nii te dafa am lu ma gis xëy na yow yaa ngi ci sa plateau moo tax loolu moo ma gën a ñor jigéen ñi ma gis ca Mbuur ñuy am doom gàddu seen mère gàddu di ko indiwaale ci hôpital bi loolu laa gën a bëgg a waxtaane que sama jëmm ju ñàkk solo ji sama bopp dama ko jox Sénégal don de soi te loolu du tey ñi bokk nag man université bi nit ñi di xëy di jàngi di dellu seen kër yi man j'étais le président de l'amicale di xeex pour ñi nga xamante ni ñoom laa bokkal bi may toog fi ma toogoon su ma neexoon nekk un journaliste de compte rendu saa bu problème posé au Sénégal jël naa sama bopp jox ko Sénégal ba mu jeex tàkk au nom de la vérité et de l'objectivité et au nom de l'amour que je porte pour ce pays ak te ci noonu lañ ma yare fi ma yaroo damaa yaru rek gis ñi ma yaroon dool ñi may yar ñu jël seen bopp yëpp jox ko Sénégal y compris ki nga xamante ni moom lañ ma tuddee mu yar ma jox boppam Sénégal yëpp jox boppam askan bi yëpp man loolu laa donn ku donn leneen yow la ñeel waaw mais soo nee ma d'accorduma ak yow parce que politique tu reçois des coups tu en rends man de damay waxtaan ak ay ndaw tout le temps dafa am ay ndaw yoo xamante ni ba ñuy jóg di créer ëttu Pape Djibril Fall boobu ay at léegi mu def ay at may dajeeg ñoom fu nekk ci Sénégal di waxtaan ak ñoom man de du ma leen wax lii ci politique du ma leen wax tamit ne leen politique du diine ñooñu ñoo yàq politique ñu ne la politique du diine mooy mën nga cee wax lu dul dëgg mën nga cee wor mën nga cee wuruc mën nga cee jël loo moomut ñooñu ñoo yàq politique ñun dañu bëgg a soppi loolu yéene lañ ci am yéene rek la ñu am mais nag Maodo mënoo ñoo tere am suñu yéene ñun dañu am yéene. di sax waxuma loolu de waxuma la du am sa di yéene de masuma la ko wax dama ne la. est-ce que man non dama ne la masuma dégg discours bu négatif ci politique. déedéet loolu tamit maa ngi jéggalu waaye wérut ndax xam nga espace public ñun ñëpp ñoo ci nekk man je suis observateur yàgg naa ci espace public xool naa ko gis naa ko élection yëpp daanaka depuis 98 yii boobu j'étais très jeune mais kër gi ma juddoo këru politique la may observer gis boo nee Sénégal discours politique yëpp a yem man damay xaw a jaaxle. non bu négatif laa la wax non mais boo xam ne ñëpp a yem. mais lan mooy Pape jàng nga ma jàng néew ma la ñoo yem. dama ne la discours positif mosuma dégg homme politique bu ne damay def lu bon damay fen yi damay nangam lépp li ngay wax rek la ñuy wax. Maodo bu ma fa déggee bu ma falee lii laay def bu ma falee damay def lu baax. loolu la xam nga ban jafe-jafe nga am. oui da ngay déglu pour tontu waaye dégluwoo pour xam li. ah non je comprends parfaitement ce que vous xam. déedéet je suis désolé et ça me surprend d'ailleurs ci yow. non pas du tout dégluwoo pour xam li may wax. alors quelle est la réponse de monsieur Pape Djibril. waaw léegi li ma bëgg a wax mooy politique ñun dañoo jàpp ne dara ëpp ko solo. dañoo jàpp ne it yow koogu seytaane googu nga xamante ni moom ngay wax. ñi ci naan ñoom ñoo xam ñun naanuñ si googu ñun koogu sunu borom la ñuy naane dañ cee ñëw pour wut ci ngërëmal yàlla pour taxawu askan wi pour déglu leen pour dégg seeni jàmbat donte dañuy dem sax. di dégg ci ñoom loo xam lu naqari lay nekk bi ñu faloo nii bi ñu faloo le 31 juillet non parce que. mënuma parce que li ngay wax nii moom la politicien yëpp di wax. mais man dégguma ko.
ah bon. yow ci yow laa ko déggee kooku seytaane ci yow laa ko. loolu waxuma loolu dama ne li ngay wax nii naan dañoo bëgg a liggéeyal askan wi dañoo bëgg a def loolu la ñëpp di wax. d'accord mais ça excusez-moi monsieur ça Maodo wax nga ko répété ko. Pape Djibril Fall aussi tontu na tontuwaat ci. je pense que on va pas non plus des foofu noonu par rapport ak la façon de faire des politiciens dama bëggoon juste pour avancer parce que li ñu dese ci temps bëreetul liy faral di ñëw ci sénégalais lambda bi mooy ñaari choses d'ailleurs même sur les réseaux sociaux actuellement c'est des questions qui reviennent souvent d'abord ci wàllu positionnement bi ñu wax sànq ne moom la honorable député Pape Djibril Fall jël bi gannaaw bi mu dee dem assemblée ne moom du féete fenn dafay neutralité boobee am ñu ne da ngaa bañ a topp ci ginnaaw Ousmane Sonko moo tax nga bëgg a neutre ñu def la reproche boobu ñeneen ne da ngaa doon pion ni ko oustaz Maodo Faye souligné sànq pion wu Macky Sall moo tax nga bëgg a neutre lan moo waral exactement Pape Djibril ne du ma féete fii du ma féete. mais position de non inscrit du neutre damay wax aussi ñi nga xamante ni ñoo ngi ñuy déglu ne non inscrit du neutre. statut la. du non alignement statut la. il faut aussi que les médias foog ñu dimbali nit ñi tamit pour ñu xam mbir yi ni mu demee. léegi expliquer pour que nit ñi xam nga tey jii man ñi ñu voteel dañoo ñëw xëy ci salle bi romb Yewwi Askan Wi. romb Benno Bokk Yaakaar ñëw tànn ñu ñooñu dañoo bëgg ñun ñu taxawal leen nanguwuñu ñu dem ranger wu ci X wala ci Y waaye dama wax ne ñun sunu position bi ñu am non inscrit ñun opposition bu Sénégal la ñu bokk ci opposition la ñu bokk te loolu du ñu xaar kenn di ñu ci jox leçon sëñ bi nee naa la réew mi xamante nañ ku nekk xam nga sa bopp ku nekk xam nga fi ngay taxaw nee naa la man lépp loo xamante ni askan baa ngi ko bëgg mu nekk seen njëriñ nekk seen tawféex loolu Djibril Fall ci lañ may fekk te loolu laa mës a doxe noonu laa mës a doxal sama doxalin yëpp noonu la mës a mel donc et je suis du côté du peuple sénégalais et la position bi man nga xamante ni moom laay am assemblée nationale mooy position mooy statut non inscrit boobu mooy défendre intérêt général boo xamante ni ci xam-xam lañ koy teg ci itte ju mat sëkk lañ koy teg ak ci jëli li nga xamante ni moom mooy jàmbatu askan wi daal di koy léegi nag nekkuñu aussi ñoo xamante ni da ngay ñëw pour nekk booyu X wala booyu Y du ma ko def waaw du ma ko def sénégalais yi nga xamante ni ñoom ñooñu wóolu tànnuñu ñooñu ñooy sunu kilifa te ñooñu la ñuy taxawal fu ci nekk te ñooñu lañ nee naa la man bi élection bi jàllee peut-être Maodo dina ne politiciens yëpp loolu la ñuy def mais am na ci ñoo xamante ni fii may wax ak yow bañ ne fal nañ leen foo leen gis man keroog bi ma defee sama déclaration laa dellu ci terrain bi maa ngi woon hôpital bu Mbour maa ngi woon marché bu Mbour maa ngi woon dans les zones rurales reculées gis nga sama baat bi ni mu dee di dajeeg sénégalais yi di waxtaan ak ñoom parce que xam naa ne seen ndaw la kenn ku ci nekk foog ñu nangu gis nga sëñ bi gis nga nit ñi mënuñoo yem gis-gis nit ñi mënuñoo yem itte nit ñi mënuñoo yem tey jii ñaata bàmmeel nga fiy romb dinañ waxtaan ci màggal gi bala ñuy jeexal ñaata bàmmeel nga fiy romb tey dem sa yoon am na ci ñoo xamante ni tey jii saa boo rombee sa bàmmeel seen xel dem ci seen njàmbarte am na ci ñoo xam ba ñu faat tudd naa Babacar Touré léegi am na ñu fi maasee loon est-ce que tudd nañ leen est-ce que moom ak journaliste yëpp a yem yemuñu parce que dafa jéggi liggéeyam am leneen lu mu taxawee. man ba léegi néew ma ñoo yem. non parce que dama ne discours négatif laa wax. duñu taxawaat foofu parce que sama temps jeex na. mais je suis d'accord mais tamit mais mënul wax ne man excusez-moi vraiment parce que discours négatif. excusez-moi vraiment parce que sama temps mët na sëkk dafa am aussi rédaction bi lu ñu ma may. bëgguma ko jéggi may nañ ma am plus de temps maintenant bu ñu àggee ci publicité yi faaw ñu kii honorable xam naa ne fii moom dañu koy def rapidement rek vite fait question réponse directe honorable député Pape Djibril Fall defe naa la 14e législature sera installée le 12 septembre prochain lan mooy les priorités de l'honorable député Pape Djibril Fall une fois à l'Assemblée nationale. L'autre question il y a aussi la question du nouveau gouvernement qui va arriver avec nomination au premier ministre bu bees. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Pape Djibril Fall bu ñu ko solliciter ci gouvernement bu bees bi mu dem ca. du ma bokk ci gouvernement. ok bu président Macky Sall. doo bokk ci gouvernement bu président Macky Sall. du ma si bokk. ok leer na bokkuma ci. askan bi lim ma yebal xam naa ko. li ma leen war a liggéeyal tamit xam naa ko leer na ci suma bopp. ok sama priorité mooy ndaw ñi. dundalaat seen yaakaar.
wax ak ñoom fu ñu mën a nekk ci Sénégal dinaa leen fa fekk dinaa wax ak ñoom pare naa pour dékku seen kaddu yu neex pare naa it pour dékku seen kaddu yu naqari ndax comprendre naa seen frustration xam naa seen njàqari fi mu toll ndax dafa métti nga toll ci dog bu mu gàcce te mënoo ko waaw dafa toll ci tabaski jot mënoo am sa xar moo rey 40 ans nga continuer nekk sa kër papa ñu lay yóbbaale bu sa papa di rey xar nga teg sa loxo ci ginnaawam yaa ngi dégg dañu sonn coono boobu noonu laa comprendre donc dundalaat yaakaaru ndaw ñi ak dalal xelu mag ñi loolu mooy suma priorité fondamentale donc la question de la jeunesse la problématique c'est-à-dire que tey jii nit ñi amuñu conscience ci ndaw ñi ni mu nekkee une chance pour ñun te ñu jàppe ko une charge waaw paradigme bi la ñu war a changer chance la pour sunu objectif de développement ñu mën ko accompagner waaw te loolu ñun dinañ ci taxawaay bu wér leneen li nga xamante ni bëgg nañ ci taxaw nga xam priorité la mooy ni ñu yoree sunu réew mënoon naa la tuddal léegi les contrats léonins mooy contrat yi nga xam dañ koy signé te xamuñu fu ñu ko teg bokk na ci gis nga xale yi liggéey ndaw yi liggéey ci autoroute Ila Touba bi gis nga leen ñoo ngi nekk di xeex bu métti avec l'entreprise chinoise CRBC te foofu contrat yi fa ne sous le regard complice de l'inspection du travail contrat yi ñu war a xool la loolu tamit Maodo ba ma koy wax du tey contrat boobu man maa ko njëkk a dénoncé comme journaliste au niveau des médias bi ma koy wax du tey te loolu dama koy dabbali au niveau de l'hémicycle bés bu ministre bi ñëwee ki yor pétrole bi bëgg naa contrat yi dinañ xool les contrats nan lañ ko signé kan moo ko moom la plateforme gazière bi ma gis mu jàkkaarloo Guet Ndar est-ce que Maodo xam nga ne amul école primaire xam naa ne moom ñàkk nañ lu bari de xam naa ne dama ne ndax xam nga ne amul école primaire fii may wax ak yow xam nga loolu xamoo ko man dama faa dem moo tax ma xam ko est-ce que xam nga ne Guet Ndar daje naa fa ak nappkat yoo xam ñetti fan dañuy toog di lekk ceebu keccax est-ce que xam nga ne tey jii boo jëlee bloc opératoire bu Thiadiaye amul respirateur loolu dama fa dem moo tax ma xam ko est-ce que xam nga ne hôpital bu Mbour seen service d'urgence